Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national. Vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak Sunugal 24 ñu dellu soit ci l'invité de la rédaction tey ñu ci dalal Seydina Seck muy koo xamante ne chroniqueur la bu ñu ràññee bu baax a baax ci internet bi waaye tamit koo xam ne dafay faral défendre lu bëri cause diaspora bi question yëpp dinañ ci dellu si ak moom Seydina moom tamit mooy administrateur Sénégal Actu ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi ñuy suivre gannaaw bu ñu rafetloo invitation bi ñu nangul. asalaamaaleykum Moustapha Mbaye jërëjëf di la nuyu di nuyu waa équipe bu Sunugal 24 yëpp di nuyu aussi internet yi nga xamante ñoo ñuy suivre fii à travers suñu chaîne YouTube di Sunugal 24 di sant di gërëm ci confiance ak attention bi ngeen am ba invité ma man mu xeebu bi. waaw xeebu woo sax mais temps yi dafa mel ni da nga xaw a raar tuuti nag lan moo waraloon Seydina. xaw a raar bon nit ki di nga toll benn jamono da nga naan tekk pour mu wan la yoon parce que man dama yàgg di wax ni man sama dund dama si jël 10 ans yoo xamante dama tayle woon sama bakkan ngir Sénégal ñu ma yàgg suivre yëpp ñu ma yàgg suivre entre 2009 ak 2019 muy loo xamante ne lépp loo xamante ne askanu Sénégal ñu ngi koy dund chronique naa ko wax naa ko donc parfois damay gis benn chronique boo xam dama ko defoon depuis 2014 nit ñi teg ko teg en 2020 mu nekk actualité donc nag boo demee ba wax am na foo xam boo fa toll da ngay laisser la place aux autres du nag dama raccroché non non. est-ce que du daw tamit. non du daw man du ma xam ni lu ma daw c'est que dama xam ni lu ma war a wax yow wax naa ko te teewul tamit tey heure bu ñu ma invité tamit damay waxaat li nga xamante ni moom mooy lu xew man sama wax amul lu ma ciy ragal mais tey jii man maa njëkk a taxaw wax Macky Sall ne ko réew mi doxul mbirum dina si fay Sall bi su ñu ko njëkk a den taxaw dénoncé ci laa bokk képp ku transhumé ay VAR peut-être VAR mi ngi doog a xew mais man yàgg naa VAR nit ñi archive yi nga xamante ni ñaan xas Macky Sall yëpp les 80% boo xoolee Seydina Seck moo ko génnee même boo demoon ba Google sax nga bind Seydina Seck dépoussière les archives di nga gis yoo xamante ni maa ko daan génne donc sama combat duma ko bàyyi dafa am nag foo xam ne dafa tolloo la place il faut laisser aux autres. du nag raccroché mais di nga xaw a jël recul tuuti parce que tamit booy xeex da ngay xeex ci askan boo xam ne aussi da kaa jar bu ñuy xool tey les sénégalais da ngay dem nga xool ay nit lu as néew ñoo lay seetaan imagine te nga jël vie privée jàmbur teg ko ci réseaux sociaux yi wala nga wax loo xamante ne mi ngi jëm loo xamante amulul benn njëriñ askan wi loolu la ñu bëgg di ko seetaan wax naa ko keroog man leen tey xool am na benn vendredi boo xamante ne y avait émission Jàkkaarloo TFM y avait Ndoumbelane Sen TV y avait ñoom Pawlish ak ñoom Ouzin Keita 2STV mais 30 000 personnes en direct ñu koy seetaan les autres émissions amul sax même pas 5 000 est-ce que peuple boobu te jarate na nga sacrifier sa life. mais est-ce que peuple warul tax tamit nga gën a taxaw waxtaan ak ñoom pour ñu dellu soor wan leen ne fi ñu nekk du foofu. non mais loolu moo gën nga leen di abandonné. da nga koy waxal ñu bëgg a baax mais parce que li nga def ni abandon lay nduróol. non jamais man démission lay nduróol. man du ma abandonné jamais. du démission. du ma abandonné jamais le peuple sénégalais. dama mosoon a xaw a raar tuuti rek boobu dama amoon problème machine. benn góor woo ma ne ma Seydina ça fait 3 lëndee gi nii dëgg gisuma see chronique lu xew mbaadu ma ne ko dara jàmm la rek mu ne ma ak lu mën a xew mooy jàppal lii ma lay wax combat bi ngay mëne Sénégal dañ kaa soxla defoo ko ngir sénégalais mais danga ko def ngir Sénégal ndax moom jàpp na ni bu dee sénégalais ak sénégalais kese jaru ko man su ma doon xool sénégalais kese bàyyi naa xeex bu yàgg kenn doot heure bi maa ngi lijjën sama yëfu bopp nekk si yeneen am naa possibilité bi am naa relation bi
mais damay taxaw di xeex ngir la diaspora sénégalaise damay taxaw di xeex ngir le peuple sénégalais lépp loo xamante ne tey nit ñi dañ koy ruumanal su ma teg sama bët man dinaa ko wax ci kaw. ok Seydina dañuy ñëw ci actualité bi mooy coowal coronavirus bi ak vaccin bi. yow bitim réew nga am nga fa réseau bu baax a baax léegi vaccin bi am na ñu ne Sénégal moom kenn waru fee tudd waxu vaccin waruñu fee vacciner kenn déjà naka nga mën a jàngatee mbirum vaccin bi ñu fi soulevé fii ci Sénégal. xam nga lu xew mooy askan wi dafa am ñaar muy population mondiale yëpp il faut que ñu xam lu ñu bëgg man je me rappelle au mois de mars ba coow li amee ba corona bi doog a ñëw. mais ñëpp waxu vaccin lañ doon wax ñëpp doon wax vaccin ñëpp amuloon ku bañ vaccin bu ñu naan dina ñëw juillet septembre fin d'année léegi vaccin bi ñëw ñu ne noo wóorul donc loolu tamit dafay poser problème bon man laaj na ay experts ñu ne ma vaccin boo xamante ne jaar na yoon études yi war na def au moins 7 ans jàpp 8 ans lu leen jaaxal nag mooy vaccin corona bi ñëw même pas un an gars yi trouvé vaccin bi. donc peut-être loolu dafa tey seen xel. mais loolu les experts ñoom ñoo war a nag taxaw ci plateau yi wala les journalistes comme yéen ngeen def ngeen poser des débats de haut niveau jéem a mettre avoir l'avis des experts pour ñu mën a wax parce que ñu mel ni ay ñoom professeur Daouda Ndiaye ñi ngi fi. ay ñeneen ak ñeneen ñoom nu mu tudd sax ñoom professeur Seydi. bon y en a pas mal yoo xamante ne tey mënoo la ñu teg benn table autour d'une table ñu dem RTS ñu def benn débat poser des débats pour mën a leeral askanu Sénégal lan lañ leen di jox ak lan la ñuy vacciner. parce que fan yi ñi dañoo yéegal taux corona bi pour rek mën a tiital askanu ñu mën a vacciner wu. donc loolu c'est à eux de montrer aux Sénégalais que ni vaccin bi c'est fiable te amul benn gàllankoor bu ci nekk mais loolu ñoom ñoo ko war a mën a def mais ñun askan wi loo xamante ne xam nañ ko. parce que am na ay vidéo yoo xam ñu ngi circulé ci réseaux sociaux yi di wax danger yi nga xam ñoo nekk ci vaccin bi. yow wóolu nga vaccin bi nar a jóge bitim réew ñëw fii ñu ne ñi vaccin. non man wax dëgg yàlla man dama ci waxtaan ak sama médecin traitant bu nekk en France. mu ne man de bu vaccin bi ñëwee man dinaa ci vacciné wu. yow bu ñëwee Sénégal fii di nga ci vacciné wu. non bu gëmu sax buy ñëw mu fekk ma fii mais en tout cas man moom balaa ma ci vacciné wu dinaa xam. loo xamoon lan est-ce que di nga nangu tamit say mbokk vacciné wu ci bu ñëwee fii Sénégal. non mënu ma ci wax lu wóor parce que wax dëgg yàlla man nit ñi ñoo ci yemandoor parce que lu may jot ci nit ñi rek mooy mais man en tout cas man samay mbokk lu ma leen ni artu ñi ngi moytu ba léegi nañ ko continuer di moytu. parce que day màtte du màtte ba ñu dugal sa loxo moo gën mais daal lu nga xam ba bële yàlla mu ñuy suturaal ñuy moytu feebar du ñu moytu di ñu daw nañ ko continuer noonu ba nga xamante ne parce que feebaru fagaru moo gën faju bien vrai que nag vaccin ñun yàgg nañ man ba may ñëw def naa vaccin boo xamante ne vaccin anti grippe la def naa ko gisuma ci problème. ok mais tey vaccin bi su ma demee bu leer na lii baax na dama ciy vacciné wu. ok dañuy jóge ci coronavirus dugg ci wàllum politique. troisième mandat bi mënuñu koo ñàkk a tudd parce que ba léegi coow li mi ngi chaque jour dañ naan journaliste yi ñoo bëgg di ko dellu si mais mënuñu toog weer te nekkul actualité soit benn leader bu nekk ci gi wala ku nekk ci nguur ku ko wax. yow ndax gëm nga ni ak ni ñu la xamee say information yi Macky Sall troisième mandat mi ngi ci boppam. bu ñuy waxante dëgg kese. troisième mandat mi ngi ci bopp Macky Sall. ci naka. mi ngi ci bopp Macky Sall parce que acte yu muy posé moo tax man dama yaakaar ni boo nekkee ci réew nga taxaw fu nekk nga ni yow doo def mandat wu 7 ans 5 ans ngay def. wax ko lu mat 8 fois fu nekk nga dem taxaw wax ko ba Sarkozy sax taxaw ne man maa ngi c'est la première fois en Afrique ñu gis président wax dañ ko élire 7 ans mu ne 5 ans lay def. wàññi mandat dëgg la. c'était la première fois ñëpp wax ko fu nekk kooku boo ëlbatikoo dellu 7 ans yooyu. est-ce que mënati nga wax leneen loo xam ne nit ñi dañu la gëm xëy imposer Sénégalais yi référendum teg ko ci jaay doole mu am Macky Sall lépp lu mu bëgg Sénégal dafay jàll comme une lettre à la poste donc bu bëggoon troisième mandat tey gis ma lu koy téye parce que peuple bi moo démissionné déjà ci combat bi peuple bu ñu amoon en 2011 2010 ce n'est plus le même. mais lan moo waral démission boobu selon yow. démission boobu lu ko waral mooy. bon peut-être ñu bari ñoo xamante ne Macky Sall tax na ñu rëccu politique. am na ñoo xam ne dañoo sacrifié woon seen life sacrifié seen liggéey ngir Macky Sall toog mu ñëw toog di def pire que Abdoulaye Wade. dañoo découragé finalement dañ ne policiers ñoom ñëpp a yem. parce que quand même boo xoolee Macky Sall jaar-jaaram ak nu ko peuple sénégalais bi soutenir ak lu mu ñu doon digloo yëpp lu mu ñu doon gëmloo yëpp bu ñëwee peuple gisuñ seen bopp ci mandaawam dañ naan dañuy démissionner il a marché sur 15 cadavres pour accéder au palais. ana ñooñu seen mbokk tey. léegi wax nga ko léegi troisième mandat bi tey ji bu demoon bu mu bëgg koo dëggal lan moo war doon taxawaayu askan wi.
taxawaay askan bi dul lenn lu dul génn benn yoon marche ñu dool leen ay ñu gazé leen ñu xëy dellu seen kër ñibbi xëy nekk ci table grand place yi di ko waxtaanee mais doo gisaan ñu wàcc. kon da nga gëm moo tax man la bu ko bëggee dafay jàll te bu jàllee dafay toogaat. mais est-ce que li nga def tamit du fuite à l'avance daw balaa est-ce que invité wu nit ñi ñu moytu jiite combat bi. comme activiste yi mais nga ne bu ñu génnee tamit dañ leen di gaz ñu delluwaat seen kër. non mais parce que dama xam askanu Sénégal Moustapha Sénégalais nekkuñu comme Sénégalais bu ma xamoon man maa gën a bëgg ñu taxaw xeex troisième mandat bañ fi am mais le peuple la xàmmeetul. imaginez tey jii élection législative yi passé lan la fi waa Dakar wax dañ leen sàcc ñoom ñu génn manifester benn yoon ñoom Barthélémy Dias ñoom Bamba Fall est-ce que ñaar na wala ñett na ci loxo yi ci kañ la mujj. kan moo mujj gagné Dakar. mais diaspora bi yéen dafa mel ni yéen da ngeen mere waa Sénégal depuis élection présidentielle bi mu jàllee parce que faluñu Ousmane Sonko. non man loin de là man élection yi fii la mu fekk. parce que ñu bëri loolu la ñu wax parce que dañ naan diaspora bi dañu mere Sénégal. non mais Ousmane Sonko ak Macky Sall ak Khalifa Sall man ñoom ñëpp laa yemale politiciens yi man je crois pas aux politiciens man gis nga lu ñu naan nit da ngay waxtaan nit mag mu ne la nit moo lëndëm mais man dama jàpp ni politicien moo lëndëm muy Ousmane Sonko ba ma koy xam boobu temps ñu ngi koy doog a dàq. suñu njëkk a dafa moom interview émission ci laa bokk je connais bien l'homme. wóolu woo ko. du question wóolu bon man personnellement man en fait politique gu ma. man du ma Pastef mais man xam naa daal loo xamante ni vraiment man pour man daal nañ ba man voté lu ma Sonko. yaa ngi daaw de. non lan moo tax Ousmane Sonko doyu la yow. non du question doyu ma il mène bien son combat. Actuellement c'est le seul boo xamante ne mi ngi def wàllum liggéeyu opposition. mi ngi taxaw tamit taxawaayu opposant mais man bon Pastef peut-être diaspora bi voté nañ leen comme ni ñu voté Macky comme ni ñu voté Idrissa Seck. parce que loolu yëpp ñoom la engagé man képp koo xam da ngay politique li ngay def yow la engagé man du ma politicien. bokkuma ci milité wu ma ci benn parti politique. sama combat yëpp mooy combat wu askan wi man lu ñëw rek dama naan lan mooy si njëriñu askan wi. parce que tamit am na mbir yu bëri yoo xamante ne xew na fi bëgg nañ tamit mu leer. tey jii xam nga boo taxaw ne da ngay xeex système ëlbatiku gars yi ne ko yoroon système pendant 40 ans ñu yoroon système pendant 12 ans ñëpp yaa ngi lëkkaloo ak ñoom tamit xam nga dafa am benn incohérence bu am ci biir tey jii boo ñëwee tey ci Idriss Seck lu mu fi taxaw yàq fi Macky Sall yëpp tey nga xëy ànd ak moom mooy loolu boo ñëwee ci Macky Sall ñi nga xam dafa àndoon ak ñoom doon xeex ba dara dul dara nga ñëw falu deuxième mandat dàq leen muy Mimi Touré Amadou Ba Matar Cissé Omar Youm ak Aly Ngouille Ndiaye nga dàq leen ngir kan Idriss Seck xaw ma nuñ ko mën opposition bi des na Khalifa Sall waxoo ko ci moom. waaw non dinaa ñëw ci moom Idriss Seck laa yam donc nga ñëw kooku tamit nga dàq leen loolu tamit day tax man Macky Sall du ma ko xaw a gëmati. parce que ba muy naqari ñi nga àndaloon tey mun neex nga jël nga parce que tey ñi nga doon jàkkaarloo en 2019 ñëpp tey ñooñu ngay taf sa wet ñi nga àndaloon xeex tey ñoom nga fulax humiliation boobu mënu ko weesu. Khalifa Sall tamit nañu xam ne aussi justice da ko condamné te lépp loo xamante ni muy yoon boo xam ne war na ko mën a def ba am amnistie wala tey mu élection mu mën si bokk tamit dina ko def parce que tamit Khalifa Sall c'est un politicien dafa def école du parti socialiste jëm fa la jàngee donc stratégie Sénégal politiciens yi dañuy damier la donc ku nekk da ngay pousser pion ba keroog ngay xool li nga xamante ne tey jii wax nga ko léegi dañuy damier mais bu weesoo président Macky Sall ku jégi xanaa yaakaar nga ne am na kenn koo xamante ne inspiré na la confiance wala yaakaar nga ne jamono ji bu mënee combat bi jiite ñeneen ñi topp ci mën na fi jëlee li fi nekk wala mu changé ko au cas où bu ñu ko falee. mais jiite boobu mooy problème nag xam nga tey mën nañoo bu dee élection locale mën nañoo ànd ku nekk dem sa base nekk fa maire nekk fa tête de liste bu dee élection législative mën nañoo ànd ku nekk dem sa base nekk fa tête de liste mais bu dee élection présidentielle fa la coalition yëpp di tase Khalifa Sall du nangu mukk Ousmane Sonko di ko jiite Cheikh Bamba Dièye mii sax du nangu Ousmane Sonko di ko jiite Abdoulaye Wade PDS Karim Wade duñu nangu Ousmane Sonko di leen jiite wala Khalifa Sall di leen jiite donc ku nekk da ngay bëgg sañu foofu moo tax xam nga ñun bu ñu xoolee jamono yi ba ñuy xeex Abdou Diouf opposition boobu man ñooñu laa gënoon a wóolu ñooñu da leen leer ni fii am nañ mën nañ def si ñoom confiance mu ñoom Dansokho ñoom Landing ñoom Bathily jamono yi FRTE. mais ñooñu boo fi jëlee woon Abdoulaye Wade ñeneen ñi fa desoon amatuñu woon doole. parce que Wade moo nekkoon leader incontestable. mais amatuñu woon doole mais pourtant Wade avait quitté le pays pendant 2 ans ñooñu ñoo fi nekkoon doon doxal ñooñu ñëw teewoon opposition bi ba mu ñëw gis nga opposition soxlawul ay baax gis nga affaire yi dafa am benn rôle boo xam moo tax xam naa peut dina si ñëw gis nga presse dafa am doole ci combat
combat bu la presse abandonné rek sa combat du fës loolu nag mooy actuellement Sénégal. yow da nga gis ne presse bi dañoo abandonné. mais c'est ça c'est Seydina déedéet presse bi chaque jour. non mais presse bi non da nga naan une certaine partie de la presse. bon am na presse boo xam ne ñoom dañoo jébbalu dem. d'accord mais am na presse boo xam ne ba léegi ñu ngi toog ci wet gi di jouer rôle garde-fou. d'accord loolu d'accord naa ci. su ma waxee bon généraliser moom mais tey bu ñu xool une certaine partie de la presse ñoom joué seen rôle. imagine tey ba ñuy xeex 2011 ñi gënoon ràññee ñëpp ana ñu tey Latif Coulibaly Kassé ñoom Abel Thiam ñoom Souleymane Jules Diop ñoom Alioune Fall et cetera anañu ay Madiambal Diagne ñi ñëpp anañu tey ñu ñëpp jébbalu nañ benn ñaar ñeneen ñi nga xamante ni fësaluñu ko ñu ci bari politiciens ñoo nekk seen ginnaaw organe yii politiciens yi moom ko ku la abali bët Moustapha fu ko neex ngay xoolee. tey jii askan bi moo ciy perte moo tax askan bi combat yoo xam ñoom ñoo ko war a jëlal seen bopp gis nga combat bu tax muy échec parce que politiciens ñooy nekk ci kanam te am na ñoo xamante ne gëmatuñu politicien lu politicien bokk dañ ciy génn 23 juin askan bi ñoo jugal seen bopp parti politique yi ñëw nekk ci ginnaaw pourquoi askan bi léegi mu ay mouvement Y'en a marre su ma ne askan bi tey mën naa wax ni entre guillemets ñooñu parce que bokku ñoo ci parti politique société civile la ñu woon bokk jiite askan wi yëpp gis seen bopp loolu moo amatul Sénégal. mais est-ce que tamit bu du yomb trop nga bëgg a jël ak dénk ko presse bi société civile tamit am na benn moment ñu xaw a seetaan parti politique yi gisoon na ñu bëri dañ doon nelaw jamono ji lañ commencé di yeewaat est-ce que en réalité bëriwul ñoo xamante ne am nañ ci part de responsabilité. non bëri na moo tax ma ne la sànq population moo njëkk a démissionné ci combat bi parce que parti politique yi ay askan lañ comme ñun ay sénégalais lañ comme ñun askan wi lañu bokk ci askan wi lañ bokk. donc pourquoi pas ñu war a mën a policier da benn instant dañu askan bi jaruñu ko bu dee tey koo ci waxtaanal wala koo ci wóolu bu guddee mi ngi bëccëg mi ngi saaga Macky Sall bu guddee mi ngi dem Mermoz di jaar ci porte Sarat la porte ginnaaw ba pour gis saawaay dafay day war. problème dafay xoolal Bamba Fall li nga xam ne waxoon nañ ko fi yëpp et tout moo taxaw ne bu ñu condamné Khalifa Sall Idriss Seck mooy nekk suñu candidat amul ma dem te ñëw il pose ce débat là dem loolu ba loolu jël décision mu ne askan wi léegi Médina fu leen neex voté leen parce que bu loolu mënul taxaw weddi ni gars yi joxuñu ko dara pour mbañ a joxe consigne de vote. balaa ñoo dugg ci diaspora bi fan yi débat bi li ko yëngal mooy ville de Dakar bi ñu fi bëgg jëlee. am na ñu yaakaar ne c'est pour des raisons purement politiques parce que Macky mënul gagner Ndakaaru moo tax mu bëgg ko jëlee bu ko defee dootuñu waxati mbirum ville de Dakar. ainsi que tamit ville de Rufisque Thiès Guédiawaye Pikine loolu noo ko gisee. xam nga man d'habitude gis nga Macky statut Abdoulaye Wade rek lay jël bu réew mi ay problème tout le temps. dañuy poser pour mën a détourner nit ñi seen xalaat jamono ji peut-être affaire taroon na ci coow li nga xamante ne mooy affaire Idriss Seck tel à chaque fois dañuy indi nit ñi di leen. diversion la voilà di en fait Sénégalais yi ñoo warul nangu loolu. Omar Gueye bu waxee loolu moom la concerné Omar Gueye moo waxee moom la concerné ñun nañu viser li nga xam moom mooy objectif. Sénégal dafa toll foo xamante fi mu nekk nii waratuñu sax nekk di poser ay débat politique ñun dañoo nekk ci crise sanitaire. boo xamante ne artistes yi ñi ngi jooy profession boo laal hôtel yaa ngi jooy restaurant yi foo laal mi ngi métti Sénégal ruq bu tàng jër la foo laal mi ngi bax bu ñu indi woon problème bi jéem a xool naka la ñu war a mën a trouver pour am solution yooyu ñun loolu moo ñu gënal di ñu poser ay débat yoo xamante ne ñoom seen bopp xam nañ ni carrément lu ñu wax gëmuñu ko te askanu Sénégal ba ñu juddoo ba léegi ñu ci bari tey depuis 2014 je pense que lañ décret bi lañ ko defoon ville Guédiawaye Pikine yooyu yëpp pour man loolu c'est pas un débat. bu fekkee nag da nga déggu ji côté cadre politique xam nañu peut-être Guédiawaye Aliou Sall ce n'est plus le même comme avant Khalifa Sall dégg ñeneen jumla peut-être mi ngi ànd ak Sonko gars yi yëpp et tout am nañ ay 40% de chance la ñu am pour gagner Dakar loolu moo tax ñu bëgg a indi yeneen mbir yoo xamante Thiès xam nañu fief Idriss Seck la. parce que bu weesoo dëkk yooyu noonu yi ma ville yi ñu wax nii après le reste yëpp ñoom xam nañu fa seen bopp. amatuñ fa doole te gis nga pour Sénégal lu ko yàq mooy Moustapha mooy politique. est-ce que yaa ngi gis tey dëkk bi léegi dëkk bi nu mu xatee parce que ñu ngi jëm ay élections locales maire yi ku nekk yaa ngi gas sa commune pour wane ni yaa ngi liggéey te bañ leen falee depuis 5 ans ba tey defuñ fi dara Aliou Sall tali golf croisement Béthio jëm PA yi xaw ma fan tali boobu tëj nañ ko presque 5 ans presque 3 ans. non loolu BRT bi la. non avant BRT bi la woon mooy croisement Béthio noonu juggu wàcc descente boobu jëm PA yi. waaw boobu tëj nañ ko presque 2 ans 3 ans ba ñu xam ne élection locale mi ngi jege heureusement dañ ko aj ci lañ ko fexe tafee travaux yi ubbi ko. tey commune yu bëri Grand Yoff foo mën a jaar gaa yaa ngi wàqe foofu
am na si waxuma BRT mais am na ay tali yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy jéem a defaraat parce que dañu bàyyi askan bu ñuy fowee bu ñu leen falee pendant 5 ans dañoo war a ay tappale nga ko jàppee ay tappale la parce que dañoo bëgg xool naka la ñu mën a fale waatee de même que BRT bi tant que 2024 2023 jotul du pare gis nañ fi TER boo xam ne inauguré nañ ko depuis janvier 2019 ba tey TER bi jàll dawul ba léegi dawagul mais wax nga ko léegi sa biir waxtaan mooy artistes yi ñoom fi ñu toll nii ñi ngi nas benn sitting bu ñu bëgg a def fële ca place de l'Obélisque place de la Nation li ko waral mooy dañoo jàpp ne daal mesures yi nga xamante ne gouverneur Dakar jël baaxul ci ñoom parce que war nañ leen mën a bàyyi ñu benn protocole sanitaire bu ñu teg ñu def seen ay manifestations mais xam nga tey jii loolu je pense pas mu nekk waruñoo mën a ubbi boîte de nuit mais grand théâtre war nañ leen ko mën a non mënuñ ko ubbi parce que fu ñu toll grand théâtre mënoo ko louer 5 millions de francs CFA dem ñuy limiter nit ñi foofu place boo xamante 9000 places la nga bëgg ko louer nga bëgg def ay distance respecté distance 1 mètre wala dara déjà grand théâtre ñëpp xamoon nañ dafa tàngoon jër ñu daan dañ yóbbu wantaay mënoo fa dem tàngoor ba nga bëgg a takk masque taxi dafa may danger mënoo fa tamit ubbi di jouer pour perte doo louer 5 millions place bi ak yeneen charges yi ci nekk yëpp te ñu ne la tey 5000 ngay remplir au lieu de 9000. wala 3000 ngay def mënul nekk. xam nga loolu tamit mënul nekk soirée yi mënoo fa dem dugg fa ñàkkante yi parce que fu ñu demee ba tëj ay salle sport tëj war nañ fa war a mën tëj ay boîte de nuit tey jii France may wax fu may wax yow nii ba léegi amul dara loo xamante ni ubbi na ci yooyu. donc loolu man je pense que ni ñoom lu ñu war a fexe mooy subvention boobu ñu wax nañ ci première vague ba. ñun nañ laajte seen wàll anamu. mais ñoom jox nañ leen mais ay 100000 francs lañ am ñeneen ñi sax amuñu lu mat 100000 loolu tamit problème la. mais xam nga lépp loo gis dafa am politique. mais ñu dañoo jubul ci tey jii ba léegi sénégalais yi defuñu bilan laaj ci xaalis boobu fu mu dugg scandale de riz diwlin beeg yooyu ba tey kenn waxatu si Mansour Faye bi kenn waxatu si. transition lay doon sax temps bi moo ñu njatt mais loolu mënoon nañu ko gën a yaatal. dem ci diaspora bi. ñoom tamit jox nañ fa xaalis je pense que 12 milliards la ñu waxoon pour. dugalee leen waaw mooy force Covid diaspora xaw wala man loolu après am na ñu bëri ñu ne jotuñu si. waaw bu ñu ñëwee am ngeen ministre bu bees. loolu Aïssata Tall Sall. mooy yor ministre bi ñu jël bi ñu dénk li ñëw wàllu bitim réew gouvernement bu bees diaspora bi ndax yéen a ngi gis seen bopp jamono ji ci su ma nee la ñu ngi gis seen bopp suñu bopp du ma ko gëm parce que ñu ci bari dañ may interpeller di ma wax si coow li nga xamante ni moom mooy xaalis boobu ñu si mel ni waa Belgique ay France dëkk yu bari ñu ngi may interpeller ne lii kat mbirum politique la. peut-être dañuy am na ñoo xamante ne consulat yoo xam ne nañ ma sax ay guddi wala ay yeneen heures yoo xamante ne bokkul ak dara heure liggéey ci la gars yi dem foofu di signer ñu leen koy jox. boobu temps c'était au temps de Amadou Ba donc xaw ma ndax yëgoon na ko wala yëgu mais jàpp naa ne yëgoon na ko. donc séddale boobu ni ñu ko defee jaarul woon yoon am na ñoo xamante ne déposé nañ légalement ñu woo leen jox leen seen xaalis mais am na ñu si bari affaire politique la muy seen base politique yi ñu jëm leen dooleel jox leen ci fond boobu mais ñu si bari gis seen bopp man dama naan wax sax ne 12 milliards yooyu réew mi Sénégal ñoo ko gënoon a soxla parce que fële des fois bu la yàlla defee liggéeyu lu tuloo. am na ay fonds yoo xamante ne gouvernement yi chaque mois dañ la koy continuer fay mooy 83% yi nga xamante mais am na ñu ne tamit foofu am na ñoo xamante ne jamono yoo xam ne soxla woon nañ dëgg la am na loolu tamit dëgg am na ñoo xamante ne seen liggéey yëpp jaay la woon donc booy jaay aussi temps confinement mënoo génn pour dem jaay ñooñu bu soxla woon nañ ko mais nañ ko jaaral bu ñu ko jaarale woon ci yoon man damaa njëkk ko man maay bokk koy tàcc man sama bopp en personne contacté woon na ma ndax da ngay bindu man leen wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla sama liggéey Covid bi laalu ko xool leen ñeneen ñoo xamante ne ñoo ko gën a yellool ngeen jox leen ko loolu moom man def naa geste boobu donc pour man ñu ko bu ñu ko tegoon rek les hommes qu'il faut à la place qu'il faut tey jii mooy ñi nga xam ñoo ko war a jot séddale ko ñi nga xam ne duñ ci am benn xaar ma yàlla duñ ci xam ne kii kat sama militant la wala kii sama militant loola je pense pas que mu am problème mais ku ci mel ni aussi l'ambassadeur Abdoulaye Seck bu Italie Milan kooku dama koy remercier moo def na benn liggéey bu transparent moom laa gis si ñu yor fond bi yëpp ci diaspora parce que gis naa partout moom daraan informer nit ñi lépp lu mu jot dina ko def ci WhatsApp partagé ko ba Sénégal Italie yëpp jot si ba bu jotee xaalis dafa def benn audio bu 4 minutes wax li nga xamante moom la jot ak ni ñu ko fas yéenee joxe ak yan condition nga war remplir pour jot ko audio la def patas ko Sénégal de la diaspora Italie yëpp jot ko. pour man dafa xam xarale bu bees buy dox da ngay dox ànd ak moom del communiquer moom lépp lu WhatsApp la koy defee xam ne boo ko partagé fenn wala bu ko dugalee groupe fenn Italie ñëpp dañ si jot vite fait ñëpp jot si ñëpp xam ne ku nekk kan moo ko yellal ku ko yellawul donc loolu pour man loolu war nañu roy si yu mel noonu. te xam ne tamit diaspora bi ñu ngi continuer di jooy ci seen i jafe-jafe président dafa jël ministère des affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur
jël direction des Sénégalais de l'extérieur jël secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur jël ay fonds taxi jël ay députés de la diaspora taxi te ba tey amul chance ñi ngi dund les mêmes difficultés xam nga tamit il faut que ñu jéem a xool loolu man je demande même ñu def ay assises de la diaspora comme assises nationales yi fi amoon jéem a xool les problèmes essayer de trouver des solutions loolu man pour man je pense que dinañu pour yaakaar nga ne loolu moo war a saafara kii bi. non mais sonn nañ trop les Sénégal de l'extérieur seen diaspora boobu seen député de la diaspora si sentiruñu leen gisuñu leen seen wet ba tey ñu ngi woy di rey ay sénégalais yoo xamante ne du mujj fenn si li sax lay saluer courage ak engagement kii di Boubacar Seye bu Horizon Sans Frontières mu nekk koo xamante ne ku xarañ la ku bëgg diaspora bi la man yu bari moom ma koy annoncé même parfois sax pour rapatriement de corps dañuy am problème pour ñu dellu dañu am ay problème parce que tamit loolu lépp ay manque de politique la tey jii je pense que ni tey jii mënoon nañoo fexe de telle sorte que Sénégalais bu nekk ñu souscrire la ci benn assurance boo xamante assurance de vie sa corps boo paree da ngay ñëw ñu indil la ko. bu ko defee jafe-jafe yu ñaari wàññeeku si baax Seydina lan ngay jeexale li ñu amoon si temps jeex na. voilà maa ngi lay gërëm bu baax Moustapha di gërëm suñu caméraman bi ak toute l'équipe de Sénégal Actu Sunugal 24 TV ak Aliou di sama xarit di sama wóllëre di ku jàmbaare. di leen ñaanal yàlla di ñaanal yàlla aussi ci réew mi mbas bi nga xamante ne moom la ñu suñu borom teg yàlla nañu ko suñu borom teggi te may si def Sénégal jàmm ñëpp ànd ñu tappe xol yi liggéey ngir Sénégal ñi nga xam tam ñooñu ñu jiital intérêt askan wi te gëstu tamit askan wi ñu bari sonn nañ ci trop Covid bi laal nañ ñëpp bu ñu xalaat seen bopp dee leen xalaat tamit askan wi di leen sóoraale ci yëpp ndax bu ngeen fi toogee tey askan bee tax. Moustapha jërëjëf Seydina Seck ñu koy jaajëfal ci invitation bi ñu nangul ak waxtaan bi ñu fi sumboon ak moom lépp leeral yi mu fi indi ñu koy jaajëfal ci nangu bi ñu nangul boobu invitation di jaajëfal Libaas Mbay mi nekkoon ci caméra yi ba mu yemb jàngeen jëf ba beneen yoon. ku ne xam ne ni yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national. Vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal.